ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngat bu bees ñuy dellu si waat nag ci li nga xamante nii mën nañ ko sax léegi jàppee deal du siècle maanaam nax gi Abdoulaye Wade ak Macky Sall di nax sénégalais yi lu tax nag ñu dellu si ci sujet boobu noonu mooy Macky Sall dafa dalal Abdoulaye Wade ci samedi gii ca palais présidentiel pour ne dañuy waxtaan d'après li ñu wax ci mbirum sénégalais yi. Mais à la base comme niñ ko waxee woon rek li leen tax a jóg mooy seen intérêt personnel loolu expliqué woon nañ ko ci vidéo bi weesu mais dafa am benn mbir boo xamante nii moo ñu marqué ci ndaje gi doxoon diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall muy ni que Abdoulaye Wade dafa ne Macky Sall mi ngi gérer bu baax li nga xamante nii mooy pétrole bi ñun nag jàppoon nañ ni lu ne dina tukkee ci kàddu Abdoulaye Wade mais musuñu foog ni diggante ay weer kott dina soppi gisin soppi xalaat rawatina ci mbir bu doy ni pétrole boobee nga xamante ni scandale bi ñëpp xam nañ ko moo tax ñu dellu si waat ci deal bi nga xamante ni dox na diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade parce que ñun ñëpp xam nañ ni Macky Sall bu jógee ci réew mi daañu ib ab enquête pour que ñu leeral li nga xamante nii def nañ ko ci suñu alal moom ak rakam mu Aliou Sall mais seetlu nañ ni dafa benn scandale boo xamante ni ñu ngi koy waajal ci pétrole boobee pour que Karim Wade bis bu faloo ci bopp réew mi mu bàyyi lépp mu sedd maanaam scandale yi nga xamante ni nguuru Macky Sall def na ko ci suñu pétrole actuellement jamono ji loolu la Abdoulaye Wade di préparé ak Macky Sall nettali nag ci làmmiñu borom la dàkkee da leen di bàyyi ngeen déglu Abdoulaye Wade ak Macky Sall lan lañ jibaloon ci kàddu gannaaw seen ndaje bi nga xamante ni amee woon na ca palais présidentiel ci samedi gii. ci waxtaanu tey bi. ñaari président yi waxtaan nañu ci ponk yi nga xam ne ñoo jàpp ci situation politique réew mi yi nga xam ne bëri na waaye mën nañ ci jàpp rek question yi nga xam ne ñoo lié ak li ñuy wax processus électoral bi lu jëm ci statut du chef de l'opposition ak yeneen yoo xam ne jàpp nañ ne bis naka tey daañu ko dugal ci li ñuy wax dialogue national bi waxtaanee ko foofu pour sénégalais yépp joxe ci seen xalaat le président Abdoulaye Wade def na itam ay recommandations yu am solo yoo xam ne daf ko defal kii di le président Macky Sall pour que moom ci li ko yàlla dénk muy nguuru Sénégal mu déployer moyens yi mu am yépp ak efforts yi mu am yépp ba nga xam ne lii ñu bokk muy pétrole bi muy gaz bi ak yeneen ressources naturelles bi ni mu ko téyee baax na mu gën ko téyee ba Sénégal yépp gis ci seen bopp lii ñu bokk muy pétrole bi muy gaz bi ak yeneen ressources naturelles bi ni mu ko téyee baax na mu gën ko téyee ba Sénégal yépp gis ci seen bopp ni mu ko téyee baax na mu gën ko téyee ba Sénégal yépp gis ci seen bopp. yéen a ko déggandoo Abdoulaye Wade nee na Macky Sall ni nga téye pétrole bi baax na mais yokk ko ba Sénégal yépp gis ci seen bopp. ni mu ko téyee baax na mu gën ko téyee ba Sénégal yépp gis ci seen bopp. yaakaar nañu nag lii ku mu choqué wul dara dootu la choqué ti parce que li yéeme ci mbir bi mooy ay weer ci ginnaaw du kàddu yi la Abdoulaye Wade doon wax da leen di bàyyi ngeen déglu wax yi nga xamante nii moom ki fi nekkoon njiitum réew muy Abdoulaye Wade yëkkati woon na ko ci anam gi Macky Sall di gérer suñu ressources yi rawatina nag kaawu Aliou Sall bi nga xamante nii moo nekkoon intermédiaire fàtte xaju fi da leen di bàyyi ngeen déglu ko ñu ñëwaat. ma ñëw ci affaire pétrole bi du ma ci sore lenn rek laa ci xam ci loo xam ne de kenn du ko weddi Aliou Sall di frère Macky ñu jox ko permis exploitation pétrole exploitation Saint-Louis et Kayar mu dem ànd ak ay ñeneen waa bitim réew ñooñu sax seen liggéey mooy pétrole ñooñu jotuwul ñoom dara mais société boobu dañu leen may permis boo xam ni 200 milliards de dollars mooy valeurum société ba ñu defar Aliou Sall dañu ko ci jox 30% jox waajo 60% jox état du Sénégal 10%. waaw Aliou Sall mooy kan ba ñu koy jox 30%. 30% yooyu oui
Absolument. 30% yooyu 60 milliards Aliou Sall action yi mu am ci société bi bu ko neexoon ëllëg mu dem New York wala Toronto wala fu am bourse rek mu jaay ko fa def xaalis ci poosam te moom du pétrolier du dëgg qualitéem rek moo di frère Macky Sall loolu da ngeen wax ni sàcc la sax confirmé naa ko lu tax parce que bu nit jëlee alalam def ci coffre-am tëj ko nga ñëw tijji ko jël ko du loolu moo sàcc Sénégal ci biir suuf si la denc alalam. lu tax nag ñu bàyyi leen ngeen déglu audio bi parce que ñenn ñi mën nañ jàpp ne Abdoulaye Wade dafay naaxul jinne jàpp ko xelam moo gën a baax ñun ñi nga xam ne ñu ko gën a féete ndaw. c'était juste pour wan leen ni Abdoulaye Wade lépp lu xew ci pétrole bi xam na ko maîtriser na dossier bi parfaitement parce que ci nguuram la tàmbalee laata Macky Sall di doon njiitum réew ci biir réew mi dégg ngeen explication yi nga xamante ni joxe na ko ci kaaw Aliou Sall bi et lan moo tax ñu impliqué ko dugal ko ci affaire bi donc maîtriser na dossier boobu noonu. léegi nag Abdoulaye Wade boobee moo taxaw tey ne Macky Sall ni mu gérer li nga xamante ne mooy pétrole bi dafa mucc ayib jaar na yoon amul dara loo xamante ni am na ci ay jafe-jafe. donc ñun vidéo yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci Abdoulaye Wade ñenn ñi sax xëy na mun nañ jàpp ni dañuy acharné wu ci moom mais lii kese lañ ci jublu woon dañu bëgg a wan Sénégalais yi que nit ñu mel ni bëgguñu réew mi nit ñu mel ni Abdoulaye Wade chaque fois bu ñu jëlee ay position pour Sénégal dañ ko jël parce que dañu am ay intérêt yoo xamante ni ñu ngi koy défendre ñu ngi koy sàmm te lii lépp li muy wane mooy bépp position bi Abdoulaye Wade mës a jël rawatina ci kaw pétrole bi defu ko woon pour intérêt réew mi defu ko woon pour sàmm alalu réew mi daf ko doon def pour tàngal nii rek ëllëg mu jéem a am deal ak Macky Sall pour xool naka la ñuy lëuree tromper ndax ñi nga xamante ni ñooy population bi. mais nag ñi nga xamante ni ñi ngi suivre évolution géopolitique fii ci Afrique ak histoire dugg africain yi lii du leen bett ci Abdoulaye Wade parce que bu ngeen fàttalikoo moom la France utiliser woon bi ñu bëggee woon éliminer sàkkal pexe ki nga xam ne mooy Kadhafi pour que lan mu defal leen ab sale boulot. Abdoulaye Wade tàmbaleewu rek ci wor Sénégal mais dafa njëkk a wor Afrique gannaaw ba mu comploter contre Kadhafi bi nga xamante ni dafa amoon projet pour boole Afrique pour que dëkk africains yi mën di coopérer di lëkkaloo di lebalante xaalis bañ a dépendre ci européens yi. loolu lépp bu échoué Abdoulaye Wade am na rôle bu mag bu mu ci joué parce que moom la français yi utiliser woon pour reylu Kadhafi donc ku mën a comploter pour ab continent wu lëmm doo bàyyi benn dëkk moo tax doxalinu Abdoulaye Wade tey du ñu bett. léegi nag foog ñu xamal Sénégalais yi lan mooy prochaine étape deal bi nga xamante ni dox na diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall maanaam ban pàcc moo ci tegu étape prochaine bi nag mooy ndëbb bépp scandale bépp njombe boo xamante ni xew na ci pétrole bi maanaam Macky Sall bis bu demee ba nekkatul président parce que 2024 du mën a présenté wu bu jalgatiwul yoon dañ koy fàttali bu ko defee bu fi jógee ñu bañ koo topp pour haute trahison moom ak rakkam bii di Aliou Sall. te pour loolu nag il faut que Idrissa Seck bañ a nekk président parce que buñ ko falee ñoom ñëpp lay tëj ci kaso bi loolu moom dafa leer. il faut que tamit Ousmane Sonko bañ a nekk président parce que xam na lobby yi nga xamante ni nguur gi fi nekk ñu ngi koy def te bis bu jiitee réew mi dina topp Macky Sall pour haute trahison moom ak rakkam donc problème Ousmane Sonko ci biir réew mi arrangé wul régime bi nga xamante ni moo fi nekk moo tax plan bi mooy jéem ko tëj kaso wala empêcher ko mu. présenté wu en 2024 bëgguñu tamit aussi Khalifa Sall nekk président parce que moom tamit bu fi faloo forcément day jéem a jël li nga xamante ni mooy revanche am maanaam jéem a fayu ci liñ ko jaay doole tëjlu ko te loolu pour mu antu mun na jaar ci affaire pétrole bi wala yeneen dossier parce que nguuru Macky Sall moom liñ fi def ci njombe du xaaj du jeex mun na leen topp ci lu ne. gannaaw loolu lépp nag kenn kese benn doomi aadama moo mën a sauver. nguuru Macky Sall jamono jii koo xamante ni buñ ko falee mun na teg lépp ci suuf mooy Karim Wade jamono ji Abdoulaye Wade lenn la mën a garantir Macky Sall mooy su Karim Wade faloo doo dem kaso sa rakk du dem kaso
ñi nga ànd ak tamit du ñu dem kaso mooy deal bi nga xamante ni instant yi moom la ñu bëgg a nas moo tax Abdoulaye Wade ne lépp lu am ci pétrole bi jaar na yoon Macky Sall ni mu ko gérer mucc naayib. bu ko defee nag sénégalais yi ci boppam bu ñu bàyyee complot bi jàll ñu xam ne ñun mérité wuñ am président bu baax mérité wuñ profité ci suñu pétrole mérité wuñ génn ci li nga xamante ni mooy ndóol ak tumuranke mérité wuñ suñu réew jëm kanam. dil bi nga xamante ni Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñu ngi koy nas bis bu jàllee nañu xam ñun sénégalais yi lu ñu def dagan na ku ne après da nga xam foo jublu xool noo ciy génnee parce que ñun ñoo bëgg ku ñu nax ñaari nit pour seeni intérêt njaboot kële intérêt doomam kële intérêt rakkam ak moom avenir am ak ñi nga xam ne ñooy ay alliés am ak ñi nga xam ne ñoo bokk parti ku ci nekk say intérêt bopp nga bëgg a sauver ñaari jëmm yooyee ñoo jël en otage askanu lëmm askan boobee nag bis bu ko nangoo na xam ni luñ ko yan rek attan na ko te mérité na ko itam. donc vidéo bi tey loolu la woon duñu mës a tàyyi ci ñi nga xamante ni chaque fois ñi ngi xool naka la ñuy lëñbatee te teg dil askan wi di leen ndax jàppe leen ay nit yoo xamante ni tekkiwuñu dara duñu tàyyi duñu mës a sonn ci di leen dénoncer pour yee askan wi nga xamante ni lu ne ñu koy def ci seen ndodd te malheureusement ñoom xamuñu ni mbir yi demee. donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.